asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. dañoo del siwaatoon rek ginnaaw ba na meeg taxaw seetlu ci sortie bi nga xam ne Djibril War def na ko muy un député boo xam ne li neex askan wi ci la waroon a jublu waaye defut loolu. cause bi mu nekk la défendre maanaam mbirum góor jigéen. ñun ñi nga xam ne teel nañoo dem France ku ci mel ne man nga xam ne depuis 1975 maa nga Paris dafa am ay sénégalais yoo xam ne nañ daan dundee la ma cuum bu bariwul. am na ci ñoo xam ne ci góor jigéen yi ca la ñu nekkoon, am ci ñoo xam ne ak néew doole ak ku caay-caay moo leen dugal ci franc-maçonnerie. am ci ñoo xam ne dañoo dem ba ci drogue bi lañ mujj, ñii di ko tux ñii di ko jaay ba ku ci mel ni Djibril War mii li may xam na ko. damay bañ a tuddi tur waaye bu tàllee loxo bi waat ci yàlla ne monsieur su ko sëy ma bàyyi activisme. su tàllee loxoom bii ne moom mësta sëy moroomum góoram ma bàyyi activisme. muy mbir yoo xam ne dama leen a jiitu Paris xam nu mu demee woon. am na ci lool dee su ko wax te it am na ñoom bu dee baadoo la sax seeni bokk suturaal leen day dagan. noonu xam na ni mu demee ñu nag ñoom ñoo fa nekkoon. yàlla dogal xëy na ak caay-caay dugal leen ci waaye liberté wóor am na ñoo xam ne ay drogue dealer lañu woon. Macky Sall jël leen. Macky dafa mel ne bëggul ko jàng, Macky daa mel ne bëggut ko am xam-xam. Macky li mu bëgg te bëgg ko mooy saay-saay boo xam ne bu ko ne reyal mu rey, bu ko ne jógal mu jóg, bu ko ne na jëf ci ñaaw mu jëf ko. ba tax na Djibril War moom ci boppam dañ ko forcer parce que ñëpp xam li muy def, ñëpp a ko xam. te am na ñoo xam ne ay musiciens yoo xam ne dama ne man maagoon Paris ci jamonoy Paco Rabanne maagoon Paris de waaw ci jamonoy Boule Noire maagoon Paris de. ba tax na kan seet lu jaadu lu def ko. Macky Sall góor jigéen yi nga dajale ci biir système bi dañoo bëgg nga dindi ko am set. mbir la moo xam ne it bu ñu waxee dëgg xam ne nit niñ ko xeexee kenn du ko xeexee noonu déedéet. mbir boo koy xeex da ngay xam taarix ba, xam la ko fa indi, xam lu tax mu dikk fa. waaye doo tëb rek tàbbi ci biir dëy bi. ab teen bala nga caa dugg war nga koo wër juróom-ñaari yoon léemu ko door tàbbi ca biir. mbirum góor jigéen mbirum seytaane la. mbirum góor jigéen dafa baaxut. mbirum góor jigéen mbirum iblis la. mbirum góor jigéen day yàq. ba tax na gone du ci dugg. mag moo koy lijjanti. mu ne xalifa généraux yi nga xam ne ñoo taxaw laaj war nañoo yërëm dongo yi, ndax dongo yi rek kay dee, dongo yi képp ay sonn. waaw bu fekkente ne jubluwuñ ci lijjanti xale yi, lijjanti seen bopp, waxuma nag dee dem sawara, waaye daañu bokk torox fii ci àdduna. xale yëpp a tiit, xale yëpp ay jooy, xale yëpp a jaxasoo, xale yi ni daj ñoo yàlla képp ko xam. ngeen di ay kilifa war a toog am une naïveté boo xam ne nangu leen a song tubaab bi, def ko ba tubaab bi léegi nangu na suñu école yi. la théorie du genre commencé na. xale yëpp dañ leen di jàngal njàngum góor jigéen te sañ leen koo bañ. mais la théorie du genre gëstu leen ko xam mooy lan. le lycée Jules Ferry bi nekk France moo ma sa yor sunum jàngale. Jules Ferry bu ngeen ko déggee en 1926 moom moo jël mbirum góor jigéen introduire ko système bi. te la laïcité sëriñ si yéen a nangu laïcité. ku nangu laïcité nangu góor jigéen, ku nangu laïcité nangu code de la famille bii. man dama xamul sax ana lu ngeen def bay génn ci bitti. waaw ak garab bu fekkee ne la muy meññi neexu la sëñ bi da nga ko war a déjji, waaye doo bàyyi ba mu tàbbi nga far doom yi di sànni wala for doom yi di gas ci suul. jële fi ngóor jigéen daanaka
màng gu tàbbalub doom la nga for doom ba sànni ko wala nga gas ko suul. bu ngeen di xeex te bëgg a xeex te waxante dëgg te bëgg fi jëli góor jigéen gii ci laïcité bi ngeen di taxaw. laïcité bi c'est mooy li nga xam ne le malheur du Sénégal ndey ji dëgg-dëgg mooy la laïcité. La laïcité est le mal de notre pays. bu ngeen ko fi jëlewul góor jigéen mu leen ko fay jële waxoon naa leen ko mu leen bañ ci mbëtt mi di naan ci ñeex mi. waaw du ma lekk ci ginaar gi waaye daa dank ci ceeb bi loolu yéen wul maanaa kan bokk jóg. dama ne jóg jot na. éducation nationale tardé nañu ndax la théorie du genre commencé na ci école yëpp njàngaleem góor jigéen fii ne seeni doom bu ñu xëyee góor jigéen la ñuy jàngale. waaw affaire acte bi am na yàgg na dama ne yàgg na ci réew mi. Ndar dafa ak ngóor jigéen duggee ak léegi mënuma la wax ñaata at la téeméeri at mën na ko. waaw téeméeri at ma te sëriñ si mosuñu ubbi seen gémmiñ xam nañ ko. ba ci daara ji sax dama ne amul kenn ku jànge alxuraan daara ba mokkal te mosoo teg sa bët bii ci kuy sëy ab donga wala ñu di la sëy yow ci sa bopp wala yow nga sëy wala nga dégg ko ci daara ji foog nga dégg ko. muy problème boo xam ne ban ko lijjanti yàgg na defuñ ci dara ba tey tubaab bi dikk na internationaliser ko ba ñëw Sénégal di jàpp suñuy doom di leen yóbbu leen utiliser comme pédophilie. kan boo ko jox taalibe petit xool seen bët yi ñëpp petit nag ci mbedd mi la ñuy fanaan amuñu ay pexe gisuñu ndey gisuñu baay amuñu luñ lekk. sëriñ si marabu yi ñoo bu seenu fit marabu yi ñoo leen di tong-tong marabu yi ñoo leen dugal ci musiba ak gilaawaal yoo xam ne xale yëpp a terrorisé xale yëpp a jaaxle. ñu ngi nii boo xoolee seen bët xam ne jombi nañ dañuy wër di yalwaan kër ak kër suba ngoon gu dégg bëccëg nañu lekk. te kat politiciens yi dañ daan jël ay nag di leen diigal ci géej gi waaye bàyyi nañ ko de. ñeent fukki nag digal benn taalibe wala digal benn nit moo leen arrangé moo gën a yomb ci ñoom. bari nañ ci bari dama ne dañuy jël nit xonte ko mala. waaw kër lan ay fétiche. waaw ba ay fétiche comme nii la demee te demee nii war na mën a jóg tout ce qui est satanique dans ce pays lépp loo xam ne laar na ci seytaane ak iblis ñu jëlee ko fi te mooy tromperie yi. seen Cheikh Mbacke mi ko bon a ngi nii ngeen mooy nit ñi di ñu wax gëmuñu ci dara ponkal mu toll nii amul jabar mi ngi nii amul jabar. waaw ñi bàyyam wocc am na dégg naa ñu ne da cee nekkee korti ba tax na kan bokk dooni jullit. waaw drapeau bi nag yàlla def na dugg nañu nu metti te ñii yàlla may leen kàttan goo xam ne fu ndóor mu bën. iblis dafa am doole. iblis dafa dañ leen a làqoo. waaw dañ leen a làqoo te tax buñ bokkul góorgóorlu da nga tëdd ci bàmmeel jàkkaarloog sa doom yi di ko sëy. Jibril Waar mi baaxul nit ko bon la nit la koo xam ne ba mu nekkee Paris la mu fa nekkoon xam nañ ko. waaw di kii mooy doon député bu ko fee jëlee. xam ngeen ni Jibril Waar mooy défendre intérêt réew mi xalaatu ko te député nekk assemblée nationale ay wëyu képp fa dajaloo ay wëyu clan su Bougangéli gi. dama ne ñii Sénégal ñoru leen. waaw iblis la ñuy liggéey iblis ba tax na buñ bokk jóg danañu ko bokk réccu. waaw sëriñ si nag kilifa yi diine surtout yéen ji responsable war ngeen cee jóg ci bu baax a baax te fi ngeen war a tàmbali te war koo def mooy déjji garab gi laïcité bii ngeen fi jëlee tant que laïcité bi jógu fi. mais Israël amul laïcité Allemagne yi amuñu laïcité Iran amul laïcité Libye amu ko mais pourquoi ñu duñ ko forcer te état bi bu xoolee boppam gouvernement bi xool seen bopp doon 99% wala 100% croyant ñii ñoo waroon taxaw lànk mais duñ ko def ngir lan ngir tubaab bëgguñu soppi ay góor jigéen pour cette explosion démographique bi nar a am Afrique pour ñuy séyantu ci mbir mooy doom yi. kan bokk jóg delsi ci suñu bopp. amul benn sénégalais bu bëgg jur doom muy góor jigéen amul benn sénégalais laa la wax bu bëgg jur doom muy góor jigéen amul. kon état bi automatiquement ci la waroon a jublu au lieu que muy ay projet de loi dañoo soxla projet de loi. dama ne 99% des sénégalais bëggu ñoo am doom muy góor jigéen kon lu état bi xaar. dama ne kan bokk jóg ñii baaxuñu iblis leen yabal ba tax na war nañoo bokk jóg nag lijjanti suñu bopp man la Ousmane Dramé bu la réveiller conscience peace and love.